suñu gan di Claude Demba Diop nekk le président de l'association des meuniers industriels du Sénégal maanaam ñi nga xam te ni ñoo nekk ñooy yëngatu ci liggéey fariñ fii ci réew Sénégal ñu lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau bi. maa ngi leen di sant. di leen gërëm di jégalu nag ci retard bi. circulation bi. moo indi lii. mais di ñaanal ñëpp jàmm di masawu itam. Sénégalais yi parce que gis naa ni depuis ñaari fan yële. yaayeen yaa ngi yooxu ñu ngi jooy ni mburu amul. dëgg la mais njort naa ni léegi jàmm am. espérons léegi jàmm am alors ñu dugg ci waxtaan wi fan yi yëpp ñu ngi leen di dégg ngeen di yëngatoo ko yëngal. ñu bëggoon a xam aussi lan moo ko waral dégg nañ ni seen i activité fan yee da ngeen ko réduire en moitié. ñu dem ba ngeen arrêté lépp mënees nañoo xam lan moo waral dogal bu ni mel. waaw xam nga su ngeen seetloo ci biir mois d'octobre. woote woon nañu benn wàllu ci télé yi di wax ni toll nañu fenn foo xamee ni suñu liggéey mi ngi commencé di normelu maanaam yàlla def na bi nga xamee ni dañoo tàmbali woon waxtaan ak ministère du commerce. Depuis le mois d'avril. ñu ngi gis ni blé baa ngi doon yokk fekk amoon nañu yaakaar ni bu blé bi yokkoo rek dañuy may ñu yokk prix bi parce que xam nga yàlla dafa def farine. du usines yi ñooy fixer prix état mooy fixer prix. état mooy xool gëstu ba xool ni lii moo jaadu mu ni lii nga war a jaayee. et bi ñu gisee ni fixé nañ ko janvier à 16 600 boobu blé bi mu ngi woon 270 €. blé bi di yokk ñu njort ni état bi dina yokkaat seen prix waaw. defu ko daanaka daal septembre la ñu woowaat dinaa jàll sax ci xew ci diggante bi. waaye septembre bi blé bi tolloo 300 la ñu woo. pour wax ni ñu fi mu toll nii xam naa ni lott ngeen sonn ngeen jàppale ngeen réew mi jàppale ngeen boulanger yi ba diggante avril ba waxtu bi daanaka prix bi ngeen doon jaayee du woon prix bu jaadu waaye ñun daañ ci léegi dugal suñu loxo si lañu dindi TVA dindi droit de douane waaye bi ñu defee calcul dañu jàpp ni loolu du tax ñun ñu génn ci ak li ñu dindi yëpp. li ñu dindi yëpp waaw dëgg yàlla waaw du tax ñu génn ci. boobu bu ñu ko dindee fan ngeen di toll yéen. maanaam bu fekkoon ni bi ñu dindee droit de douane. dindi TVA waaw. prix bi normal moo doon 19 193 francs CFA. d'accord waaw ñu ni nag prix boobu bu fekkee dañ ko maanaam def prix officiel. faaw. mburu yokk état bi ni ñoom ak li nga xam ne ñu diggee ak population bi dañu jàpp ni lu mu tartar lu mu metti denrée première nécessité du yokk waaw parce que askan bi dafa sonn effectivement loolu lu wér la ñëpp nangu nañ ko xam nañ ko waaye bu fekkee yokkuñu ko usines dañuy tëj parce que ki nga xam ne dafay liggéey di jaay di perte kooku faaw mu tëj te bu boobaa la nga xam ni itam mooy soxloo réew mi mooy emploi di jàppale borom kër yi. loolu aussi day daal di yàqu. ñu ni kon nag nañuy seet nuñ koy doxale ñu waxoon ni daañ ñu may ñetti fan pour ñu xool ak borom réew mi nañu koy doxale ba nga xam ni ñoom impôt dañu jël lu ci ëpp wala daal ñu seet nañu koy doxale bi ñu xaar gisuñu ñu déglu conseil des ministres gis ni feeñu ci sax ñu jàpp ni kon la ñu digge woon ak ñun amul te comme yoon itam dafay tere ngay jaay di perte ñu ni ñun ñi amatuñu sax sañ-sañ di jaay sac à 16 600 tef mi ngi jar 19 193
d'accord d'accord alors am na ay waxtaan yu am ci seen diggante ak waa ministère du commerce maanaam kilifa yi ngànk lépp lu jëm ci wàllu woowee mais li ñu di tuumal que ne mooy yéen buude waxtaan yi lu ni mel lu ko waral wala bu fekkee amul aussi nga andi ci ay leeral. non je pense que démb vraiment am na benn télé bu génne benn débat au directeur du commerce intérieur Diallo bu leeral mbir mi dafa ni daanaka ñun ñu ngi tàmbali waxtaan ak ñoom depuis début d'année voilà mi ngi noonu daal di waxtaan wi wéyal nañ ko ba li nga xam ni moom lañ jàpp moom la ñu jébbal ministère des finances et que ministère des finances mooy gëstu pour xool différence bi nekk entre 16 600 ak 19 193 naka la koy gàddoo boo ko defee mburu bañ a yokk waaw xam ni waxtaan bi fa ñu waroon yegg ak ñoom ci waxtaan yegg nañ fi ak ñoom ba pare ba am lu ñu tëral ni lii mooy prix normal léegi may leen ñu ñun ñu seet la ñuy def mais li ñu xam ni mooy góom bi rek mooy dañu waxoon daañ ko def ci benn diir bi weesu boobu ba léegi dara amagul mais démb seede na ni que ñu ngi ci biir waxtaan bi ñoom seen biir pour xool naka la ñuy maye usines yi ñu mën a tàmbaliwaat seen liggéey. mais dégg naa ci seen i waxtaan aussi sàkku nañ ci yéen ngeen def estimation ci structure des prix yi yéen meññee yi mais loolu aussi dafa mel ni àndoo leen ci. maanaam yéen ñi nga xam te ni yéen ñi ne nekk meññee yi quand même. prix yi ngeen di jaayee ak yi ngeen di jëndee bokkul war ngeen mën a peut-être bañ a bokk mais lu ñu seet fii ci Sénégal mooy yéen set meññee yëpp yéen a bokk yéen a ànd yéen a bokk lu ngeen di doxalee loolu aussi est-ce que c'est légal. waaw. concurrence dafa war a mën a am. au moins non xam nga concurrence moom am na. parce que li wërte wóor mooy usine bu ne. am na façon booy doxal ak sa client. waaye prix bi dañ ko administré prix bi dañ ne état bi dafa ne lii ngeen war a jaayee. bu dëgg ñaareel ba ñu ni ñu. usine bu ne am na tonnage boo xamee ni fa la sa tonnage yem. c'est-à-dire que bu fekkoon ni dañu ni nit ki lu la neex jaay waxtu bu la neexee jaay bu boobaa li ñuy wax reyante lay doon parce que am na fi. te loolu amul benn ngëneel bu ñu ci gis moo tax état ni ñu dañuy administrer bu paree société bu nekk ñu jox la quota bu ko defee marché bi dañ koy réguler ba tax employé yi ñu mën ko sauver. benn société du gaañ ba ca des waaye nag bu ñu nee société bu ne dafa war a am prix am ñu administrer ko boobu mooy danger parce que loolu xewul fenn ci àddina. d'accord bu boobaa concurrence déloyale day am parce que boo nee yow mii ma ñoon yow de may nañ la nga jaayee 100 francs. waaye sa nawle bi moom may nañ ko mu jaayee 90. bu fekkee li ngeen jëndee aussi bokkul tamit. waaw mais nga dem ci dëwlin bi nga dem ci ciment bi amul benn maanaam prix bu ñu administré boo xam ne dañ naan société bu nekk yow lii ngay jaayee amul fenn. mais seen charge yi aussi bokkul tamit. waaw loolu seen charge yi aussi non loolu moom wér na. c'est-à-dire que charge société mënul bokk. mais boo demee ba ni indi leen seen i facture kii indi bosam kii indi bosam kii indi bosam ñu dem douane vérifier ku ci nekk la ngay jëndee. ñu daal di xool moyenne bi pour ni lii mooy prix bi nga xam ne jàpp nañ ni jaadu na ku ne dina ci mën a génn. loolu mooy état du xool ñetti société wala fukki société tey bu ñu xooloon usine dawlin bi ku nekk ñu ne leen sa structure de prix lan la amaana yaakaar naa ni mbir mi dina pëccaxoo la xew feneen moo xew ci ñun waaye nag dama jàpp ni. bu mbir mi taree toll fii mu toll. ku nekk day wut pexe dañuy li ñuy wax wut prox ndoll pour guddal jël bi. guddal jël bi waaw guddal jël bi moo indi lii. xam nga démb am na fu ma nekkoon may wax ni léeg-léeg dafay am loo xam ne lu yomb faj la ñuy bàyyi góom bi muy dem law ba indi fii lii xam nga tey mbir mi mbiru meññee kese la woon. ñu arrêté jaay farine. mu law dem ci boulanger yi. boulanger yi ñoom itam mënatuñu liggéey ndax amatuñu mburu
mu law léegi dama ci ba ci consommateur ba askan bi amatuñ mburu fekk na loo xam ni buñ ko réglé woon ci njëlbeen lii yëpp duñu fi fekk. mais lii yëpp dafa am benn politique bu lalu ci ginnaaw ngir mettre leen en faillite wala qu'est-ce qui se passe yéen lan ngeen jàpp ne moo waral lii yëpp. kii rek li ñuy wax tiitaange ak politique. politique comment. waaw parce que xam nga bu nguur bi ne man seet gëstu naa ànd ak yéen ci waxtaan dem nañu ba gis ni prix normal mooy 19 193 loolu wér na te xam naa ne bu ngeen ko appliqué wul ci tëj ngeen jëm man kay sama soxla du seen prix parce que lii moom xam naa ne lu wér la waaye man sama fitna mooy bugguma mburu yokku. mais aussi bu fekkee ne wax na ko peut-être am na ay raisons. non yu tax sénégalais yi dañu sonn. non xam nga sénégalais yi moom ñoo njëkk. non xam nga te yéen aussi sax war ngeen mën a comprendre loolu. non xam nga dama jàppe àddina boo waxul dëgg rek nekkuloo ci dëgg da ngay nekk ci fitna. boo demee ay réew yu gën a jege Mali bii ñu jógee nii bërka démb Njaay ñoom bi seen prix wu farine yokkoo dañu gis ni prix wu farine mënut a ñàkk yokk dañoo janoog askan bi ne leen prix wu farine dafay yokk waxtaan ak boulanger yi ne leen pexe amul yokk nañ ko yokk askanu Mali mais est-ce que yéen ngi bàyyi xel non attends bul wax ne askanu Mali gënuñ parce que réalité waaw yow waa Mali di dund ak yi Sénégal di dund bokkuñu tey jii nii Sénégal lu ci gën a bëri ñuy nekkee mburu sax bëriwul parce que ñàkk moo tax ñu koy def donc bu ñu jëlee mbir mu yokk ba ay 200 wala yenn prix yi est-ce que yéen ngi bàyyi xel aussi Sénégalais yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. non xam nga seen intérêt ba loolaa seen askan wi yëpp xam nga li ñuy wax dëgg rek ay wéy kenn mënul ñaanal kenn ni muy xiif waaye da ngay toll jamono boo xam ni pexe dafa dul am te jamono jii ñu nekk àddina bi yëpp gis nañ ni daara yëpp dañu yokk dëwlin bokk nañ ci maanaam li ñuy jëfandikoo Sénégal loo xam ni moo ci gën a tar bi pexe amul dañ ko yokk metti na waaye yokk nañ ko ak leneen yi leneen tey boo demee marché nga dugg ci ngay jënd mboq ma jaar ci loolu képp koo gis muy yar xar ganaar wala même di ko jëfandikoo bi mu demee marché di jëndi mboq gis na ni mboq fa mu nekkoon daaw ak fi mu nekk ren wute na loolu suuna bi nga xam ñu ngi koy bay fii ci Sénégal dugub suuna bi boo demee marché la mu doon jar daaw ak li muy jar ren wute na maanaam àddina mais loolu yëpp fii lañ koy am na loo xam dañ ciy jéegaane am na luñ ko parce que mboq bi am na lu ñuy jéegaane am na lu ñuy bay fii lu ci bari sax ci li nga xam ne moom la nit ñi di jëfandikoo dañ koy jéggaane. justement à ça ñu bëri jàpp ne sànq sax ñu koy waxtaanee ci plateau bi. que ne bu jamono tollee fii est-ce que yéen aussi du ngeen fexe nu ngeen a adapté wu ak ni jamono di toll ci ni ngeen di jëfandikoo pour mën a liggéey farine par exemple wax nga ko léegi mboq wala dugub wala yenn ci produits céréales yu nekk fii ci biir réew mi. est-ce que loolu aussi mën leen fexe ba. muy produire lu mel ni farine ba ñuy am broute pour yenn ci blé par exemple bu chéré ngeen mën a fournir les Sénégalais li ñu bëgg te jafe-jafe du am yokku du am problème du am fenn yéen a ngi ciy xalaat. waaw xam nga. ndax lu ci mel ni ISRA voilà xam nga ku ci nekk ak sa liggéey. tàmm nag dafa nekk laago dañuy wax tàmm laago la tey suñu nattu. mooy ñun Sénégalais dañu bëgg mburu ku ndékkiwul mburu da nga yaakaar ni ndékkiwoo guddi gi itam boo lekkul wala soosuloo da nga yaakaar ni reeruloo loolu mënu jàpp waaye terewul organisme yu mel ne ISRA yi nga xam ni loolu tax ñu ne fii def recherche di xool laka la ñu mën a jëriñoo suñu gàncax yi ñu ngi ciy liggéey démb directeur du commerce bi wax na ko ne leen mburu dafa am nu mu war a mel ni mu mel nag moo tax ñoom bi ñu gëstoo gis nañ ni boo ci dugalee mboq wala nga dugal ci dugub wala nga dugal ci leneen dafa am benn tolluwaay bu mu war a yem maanaam bu ko weesoo dootul nekk mburu ba maanaam kenn dootu ko mën a jëriñoo su ngeen moo ne ñun kat war nañu bàyyi lekk mburu
jublu ci yeneen gàncax yi maanaam mboq wala dugub. dama naan la waaw loolu lu wér la baax na. mais da dul doy. d'accord mbir mi mooy même bu fekkoon ni tey sénégalais yi dañu jàpp ni war nañu bàyyi mburu mboq bi nga xamee ni moom la ñuy soxla wala dugub boobu ñuy soxla. da dul doy pour mën a may maanaam suñu mbokk yi ku ci nekk di ci jëfandikoo. suba bu ne. d'accord d'accord alors yéen kañ ngeen nam reprendre seen activité. déet xam nga ñun ndogal rek la ñuy xaar xam nga bu la nit ne la ngay jaayee baaxul la ngay jaayee sax waroo ko jaayee parce que yoon daf koy tere maanaam vente à perte. loi bi moo koy di nga décret bi nga xam ni moom moo indi prix bi maanaam à 16000 ci biir décret bi boo ko liiree dañ naan la jaay ci perte. dañ koy tere mooy benn. ñaareel ba même bu fekkoon ni terewuñu ko xel nanguwul nit di liggéey di perte yaakaar ni liggéeyam dana wéy. maanaam su ma la déggee nii. yéen daal nam moo leen jógal tool ni tarafatal ay ni ci camp bi ngeen ci fi ngeen campé wu actuellement. non du rafetal xam nga problème bi yëpp mooy tey fi nga xam ne foofu la ñuy liggéeyee bu doon suñu sago ña fa nekk di daan seen doole di continuer di xëy waaye lii ñu nekkee day yóbbu kër yi ñu tëj maanaam bu fekkee ni prix bi yokkuwul kër yi mënut a ñàkk tëj maanaam chômage technique lay indi bu pare mujjee tëj parce que nit koo xam ni yaa ngi am saaku farine buy jar 19193 nga di ko jaayee 16600 maanaam saaku bu ne nga di ci perte 2500 nga xool tonnage bi nga xam ne moom la ñuy fay jaay par bés muy 1400 tonnes par jour pour consommation sénégalaise maanaam chaque jour meunier ñu ngi perte 70 millions amul société amul këru liggéeyukaay boo gis boo xam ni bu jëndee fukk day jaay 5 bu pare yaakaar ni dina gudd fan. maanaam lii ñu nekk nii nattu la pexe dafa amul c'est-à-dire que li nga xam ni moo wéy mooy taxaw ba ñu may ñu ndogal ñu mën a jaayee prix bi nga xam ni moom la ñuy mbir mi di dikkee. buñ leen ko mayul du ngeen reprendre seen activité. mais amul reprendre parce que ñii dafa mel ni ñii dafa mel ni. ñoom ñu ngi ci seen aussi camp ñu campé wu ba tey ndax yaa ngi gis Omar Diallo même moom moo nekk le directeur du commerce intérieur nee na prix baguette mburu moom du yokk benn yoon. mais nag du mos a yokk dañuy seede dëgg xam nga man damay bëgg toujours bu may wax ak nit di wax li am parce que kii li mu wax démb dafa leer dafa ni man gis naa ni fi prix bu blé tollu tey ñu ngi waxtaanee 325 mais xam nañ ni gaal yi ñëw 350 lay jar kon ñii di wax ni il faut ñu yokk seen prix wu farine ñu ngi ci dëgg il faut que ñun ñu jàppale leen pour ñu mën a wéyal seen liggéey donc lox woowu féete na boor. ñaareelu wax bi ñëw ñu ni mburu mu ni mburu du fi mos a yokk ñu ni lu tax du fi mos a yokk mu ni différence bi nga xamee ni moom moo tax ñu war a yokk mburu ñoom dañ ci taxawu ñu ngi liggéey ak ministère des finances pour que différence boobu ñu jëlee ko ci wàllu impôt. kon yéen lañ seetaan par exemple si seen cas. maanaam parce que comme que ñoom dinañ jéem a dindi gap bi nekk ci diggante yokkute mburu bi ñu ngi ci jéem a trouver ay solution mais ci wàllum yokkute farine bi. waaw farine bi. mais yéen meunier yi ba léegi yéen ngi seen i jafe-jafe. non bu fekkee ni trouver nañ solution maanaam tey bu ñu yónnee benn lettre ni désormais ak tey prix bi 19193 la. d'accord nañu waaye prix bi ngeen ko doon jaayee yéen wéyal leen ko. différence bi man maa koy jël en charge d'accord. wax ji jeex problème féete na boor. d'accord loolu kese la ñuy xaar. d'accord ok soxna Aïda yaa ak ñoom Babacar ak soxna Aïcha bu fekkee am ngeen ci ay questions ngeen sànni. bon dafa mel ni 10 heures jot na dama ne est-ce que duñ la bàyyi nga daaneel la kenn bi rek. nañ may Babacar benn question. dafa mel ni 10 heures jot na est-ce que duñ la bàyyi nga daaneel ak gan gi rek. Aïcha kon bu fekkee aussi Aïcha kon nga ñëw sa kàddu gu mujj. d'accord Babacar vas-y mën nga joxe sa laaj. Babacar dafa mel ni dégguñu la. waxukaay bi
dafa am waxtaan bu nga xam ne su moon ngeen ko ak jëwriñ bi nga xamante ne ñu dénk lu jëm ci wàllum commerce parce que boobu léegi aussi jàpp ngeen ne maanaam solution mënul judd ngeen doon xaarandi également aussi bi ñu jeexalee ci li nga xamante ni moo di bi ñu amal mercredi conseil des ministres da ngeen doon xaarandi alors tey ji dafa mel ni Sénégal ay at ngeen ni sooxaale loo xamante ni solution mënu ci judd ngeen bëgg xëy rek këtt na jonn faaw solution am ngeen yaakaar ne amul beneen alternative bu ngeen mën a ab lu dul banque loxo. non man pour man solution am na bu pare ah parce que démb soo déggee bu baax waxtaan bi nga xam ni moom la directeur du commerce sumb ci télé bi dafa ni solution am nañ ko maanaam. moom kay chaque fois loolu ngeen. waaw moom la wax dafa ni gis na ni fi blé tollu tey yokk farine mënta ñàkk am jàpp nañu prix bi xam nañ ni prix bi jaadu léegi may leen ñu ngi discuter ak ministère des finances. pour que ñoom ñu mën a jël en charge différence bi ba tax mburu bañ a yokk loolu la wax démb donc pour man mënu ma wax ni solution am na parce que solution bi trouvé nañ ko bu pare léegi kay fésal ko rek moo des mais jàpp naa ni loolu féete na ba waaw moom lay wax léegi nag xam naa ni li nga xam ne mooy ñëw ci gannaaw mooy seen diggante ak boulanger yi loolu mooy mbir parce que boulanger yi dañ ni même bu fekkee ni prix bi yokkul ñoom dañu jàpp ni dañu war a grève loolooy mbir mi. voilà mais état bi moom trouvé na solution maanaam ci wàllu farine c'est déjà réglé. yokkute mburu gi léegi moom moo nar a nekk problème. problème yokkute mburu bi moo nar te ñoom jàpp nañ ni logiquement boulanger yi waratuñu grève daanaka parce que prix wu farine du yokku. non beneen alternative laa wax bu dul ñàkk a liggéey mburu. comprendre ma ndax man dafa bëgg a wax ni. yéen maanaam ni ngeen décidé arrêté seen liggéey. mënu voilà ñu woon am beneen alternative lu dul banque seen yoxo. ñun. non boulanger yi la boulanger yi yow selon waaw xam nga boulanger yi dama jàpp ni ñoom ci li nga xam ne moom la ñuy wax ci réseaux sociaux yi ci biir réunion yi nga xam dañ koy bokk parce que ñun aussi dañuy bokk réunion comité des prix du état ak meunier yi kese consommateur dañuy bokk. boulanger yi bokk. boulanger yi dañ ni ñoom seeni problème mooy la nga xamee ni moom la décret bi waxoon ci réglementation bi état bi appliqué wu ko. non application de cette réglementation. te li tax kenn appliqué wu ministre bi dafa ni consommateurs yi ñoom ñoo refusé ñu appliquer réglementation bi. comprendre ngeen jafe-jafe bi. exactement c'est-à-dire que ñoom boulanger jàpp ne ni bu fekkoon ni réglementation bi appliqué na ko nu ñu ko waree prix wu farine sax du doon seen problème mais jafe-jafe bi mooy consommateur yi ñoo ni bu ñu appliqué réglementation bi rigidement dafay am ay gox yoo xam ni du ñu am mburu kon réglementation balaa ñu koy appliqué il faut que boulanger yi mën a nekk ci gox bu ne bu paree am ay point de vente ci gox bu nekk balaa ñu koy mën a appliquer donc fitna bi ci diggante rek consommateurs yi la ak boulanger yi te état bi génn na benn décret mais application bi daf ko téye ndax li consommateurs yi wax. parce que ñoom tamit impact bi ñoom lay gën a jàpp fu ñu toll nii. impact bi tey seen grève yi moo indi moo tax tey yi ñu am ñett fan yu ñu dul tamit lekk mburu est-ce que du tey jii moo waral état bi taxawaay tamit gunge population bi yéen ci au moment bi ngeen jàpp ni gaañu bi ci seen côté lay féetee également. waaw man je pense que li ci ni ma déggee démb. li gën a metti jàll na. kon yéen pare ngeen ngir bàyyi lépp. ah non ñun bu ñu nee jaay leen 19 193 on est obligé de. non yéen level seen modèle moom kay trouvé nañ solution. ah non ñun amuñu problème parce que ñun lii toog di fay say employé te liggéeyoo ko amul lu gën a yées loolu. oui. subir ngeen ay pertes yoo xamante ni yëg ngeen ko ci at yi ñu weesu. c'est-à-dire que bu fekkee dañuy wax ngir yàlla kese. bi ñu yeggee mois de mars. bi nga xam dañu waroon toogaat ak état bi. dañu waroon yokk prix wu pain. defe naa ni loolu prix wu farine loolu indi mbir mi ba fii. c'est-à-dire depuis le mois d'avril ba mois de septembre. ñun dañ doon subventionner pain les meuniers maanaam prix bi ñu waroon jaayee. kenn jaayewu ko. exemple bi gën a simple mooy Mali bii nga xam ni mooy suñu dëkkandoo.
ñoom ñu ngi jaayee sac 20 750 Côte d'Ivoire saagu farine ñu ngi koy jaayee 21 000 sénégalais ñu ni nañ leen yërëm nañ jaayee saagu farine 16 660 xam nga loolu xel mënu koo nangu parce que moom laay wax dama ni la tyrannie du politique c'est-à-dire que dañuy génn ci politique dem ci bàyyi économie dem ci politique loolu mooy suñu cat. alors bu ma doon xaymaal rek ñaata ngeen perte ci koppar boobaak léegi mën nga ko wax. non xam nga dafa am ay chiffres yoo xam ne boo koy faral di jox day tiital nit ñi parce que dañuy yaakaar ni ñu itam ay milliardaires lañu. ah waaw mais comme que yéen aussi da ngeen liggéey ci perte mais tey c'est l'occasion ngeen wax ñaata ngeen perte. mais dama lay jox tout simplement perte quotidienne pour que nga am une idée. non doo ma jox bu ngande bi. non defal naa ko rek non xam nga lu tax non xam nga perte bi dafa évolutive parce que xam nga bu blé jógee 270 dem 285 285 dem 300 jóge 300 dem 325 jóge 325 dem 350 xam nga perte yi du doon benn. puisque prix bi dafay évoluer. mais waxtu bii ma lay wax. waaw chaque jour. daañu perte lu tolloog 70 millions par jour. 70 millions. oui. ci ñaata taala woon loolu. ah oui état bi dafa xarañ de. c'est-à-dire bu la nee prix bi lii la parce que ñoom dañ ko gëstu dañuy xool internet xool prix bu blé bi xool fret bi li muy kii indi ni la lan nga jëndee jox la sa facture dem douane vérifier est-ce que li ngay wax wér na. soo ngay appliquer prix. mais yéen bëri ngeen xaalis de. un mois rek 2100 millions. waaw 2100 millions ci un mois rek ci li ñuy perte ñoom 70 par jour. kon de war ngeen ñu dàmp. ayca ñu lay jaajëfal bu baax a baax. kii li nga répondre suñu invitation. sa kàddu bi mujj. xanaa di masso rek comme ni ma ko waxee kontaan itam ci invitation bi pour leeral askan bi li fi nekk. mais njort ni nag li gënoon metti jàll na. et que état bi dina ci def saafara. may ku ne delluwaat yor sa mburu di ko fajaroo. Aïcha merci beaucoup Jean-Claude Demba Diop njóobeen yi ñoom instant bi xam naa bëgg nañ loolu mburu bi dellu si waat ba ñu tàmbali ci muuraake yi ah Claude Demba Diop alors mu ngi noonu ñu lay jaajëfal bu baax a baax encore une fois de plus soxna Aïcha kon moom moo nekkoon ganu bët seet tey